xëcc mooy kii at ci say doom. ñu bàyyiwuñu xel. dañ leen négligé traumatisme daf ma dañ leen négligé seen état d'âme. man traumatisme daf ma ñoom. ma d'accord naa ak yow ñun suñu yar. dañ leen traumatiser te xam nga li tax mu dangereux. à quoi faisant parce que c'est important. dóor yi moment boo warul dóor nga dóor bu max ay punir ci ay doo lekk yooyu yëpp. traumatisme loolu traumatisé ay di ko xuuxal yenn xuuxal yi suba mu war a dem waaye lan la di ko lakk mais li nga di ko lakk man yaa may xuuxal ma de am paa boo xam ne dañ say ñor di xaw ma lakk mais yow di ko lakk mais yow am na doom ba pare yeggaleen ñoo xam ne doom yi ñuy def jur leen barki yàlla ma ñuy def yooyu doom yi ñuy jur di ko tudd waaw kaani mu ne nga kaani ko jëw sama papa barke léegi mu jural ko traumatisme dañ papa waxuma dara rey sa maam foo gis lu ñuul daw. waaw léegi lan la leen di def ci xale léegi yow pour yow. traumatisme xam lu muy def ci xale pour yow xaaral pour yow yuuxu bi dóor bi gëdd bi xuuxal bi lan la mën a def ci xale. day war a nekk président de la république brillant lool du poser sax candidature am. ndax lan. parce que traumatisme day indiwaat peur. doo ma bàyyi day indiwaat peur. dootu parce que tu n'es pas bien. estime de soi. émotion yooyu dafay des. dafay des ci sa xol. am na koo xam ne dafa ragal sax am jabar ndax traumatisme yi mu gis. dëgg la. man maa la ko wax. mais regarde les enfants de la rue. maa la ko wax. mais fala doon ñëw c'est-à-dire aujourd'hui les enfants de la rue. attends oncle Ben les enfants de la rue ak xale yi nga xam ne. jur nañ leen bëgg leen nampal leen di leen xool am na sax ni mata di wax naan nampal di la xool ci mbedd bi lañ koy defee. ci mbedd bi ci biir kaar yi. kaar bi sax tane na tu tends la main tu apprends à ton enfant à tendre la main yaa ngi toog ci biti di nampal di ko xool. di xool ban genre yaay nga. et pourtant yaa ngi nampal. yaa ngi nampal toog ci mbedd. toog ci mbedd di jàngal sa doom tendre la main defoo dara. defoo dara c'est-à-dire mooy li ngeen wax yaay gis nga jur. du loolu rek mooy indi yërmande ci xolu nit. ndax aujourd'hui li Safia di wax considération la place de l'enfant dans la société la ñu gën njëkk bafoué. la ñu njëkk bafoué te waxuma la sax ay tubaab man waxuma waxu droit de l'enfant Serigne Saliou Mbacké bokk na ci ñi tax tey lii may def nii ma fonk ko bu baax a baax. Serigne Saliou Mbacké dafa wax lu nekk ci xale. ci bi muy nekk sax ci xilaaf da doon wax ne jàpp leen ni ku def dara xale dafa mel ni man mii Saliou ngeen ko def. kon moom bi muy dund yërmande amaatoon na fi yaay. amoon na fi de et pourtant dafa am lu nekk ci xale loo xamante ni ñu bëri dañ koy négliger am na ñoo xam ne dañuy jur nii rek pour le plaisir d'avoir des enfants. mooy ñi ngeen wax ñi nga xam ne xoolal na dañuy jur ñu ne diw moo jur diw mais keneen yar léegi bu dee yar bi tamit bañuñu ko yaay mais dénk koo wóolu aujourd'hui on parle que de meurtre on parle que de viol yaay ca biir kër yi lay xewee ka nga wóolu ngay dénk sa doom quelques trucs plus tard ngeen di wax mu ne la yaay nangam ku ma ko def tonton diw kan ngay wóolu fan ngay yóbbu sa doom naka ngay def non c'est-à-dire il faut qu'on accepte que la société a changé et que la société a évolué maintenant nag li Sophie wax rek gis nga place su xale. on ne doit pas accepter cette évolution justement. accepter pour accepter mooy accepter d'abord pour conscientiser. accepter mooy tey boo ne ma Sophie da nga tàngu xol il faut que j'accepte ce défaut là pour pouvoir trouver changer des solutions foofu laa doon waxee accepter bi mais pas fi nga ko jëlee. d'accord naa foofu ñu essayé waat ak téléspectateurs yi laataa ñuy ñëwaat Oustaz Modou Fall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di la gërëm bu baax a baax ci seetaan bi namm nañ la lool nag ah yaa ngi ci jàmm. la place de l'enfant dans la société sénégalaise. allô. serveur bi tey nag mu may def ay yëf te franchement on aurait aimé avoir l'avis des gens. parce que c'est très important ci li nga xam ne loolu la ñuy waxtaanee nii. parce que société bi dañuy gis à chaque fois quand il y a des problèmes surtout ci ñi nga xam ne dem nañ ba nekk ay mag 20 ans et plus day fekk ne seen ay parents nekk ñoo xam ne dañoo am alal. et il y a un problème bu loolu amee il faut que ñu taxaw def seetlu waxtaan ci parce que ñoom derrière am ñi ñuy àndal peut-être amaana yoruñu mais s'il y a un problème ñoom dañ ciy génn de ñu baadoole yi rek ñooy des ci kaso yi te loolu tamit il faut ñu taxaw waxtaan ci parce que gis nañ ni ces temps-ci il y a beaucoup de problèmes côté agression côté leneen ak leneen li ko waral góom la biir Sénégal bu ñu war a faj te fajuñu ko te kanam la jëm ndax xale yi bu ñu jógee di gis seen yaay xam nga da nga ne sànq yaag Marius da nga am benn âge boo xam ne boo ci tolloo 10 ans jëm 16 ans par exemple ngay gis sa yaay bu waree togg day sonn lool ndeysaan loolu da ngay teel a responsable c'est-à-dire da ngay teel a yéene sa yaay mu am dara
mais boo ko amee ba am ay 25 ans 30 ans nga nekk ci kër gi di gis amuñu retour muy continuer di am da ngay mujj ñëkk te quand tu sors koo gis da nga koy mere da ngay gis ku yor iPhone 12 am sax nga ni kii lu tax mu yor iPhone 12 alors que chez moi on ne parvient pas à manger. D'accord. Et les gens dañuy agressé te c'est pas une excuse te du lu baax mais da ngay gis ñu koy dund. parce que après boo waxtaanee danaa sama yaay moo tax may def lii wala sama papa moo tax wala sama sœur yi may teg fii lekkuñu depuis démb wala lekkuñu depuis bërki démb alors que yow yaa ngi dem restaurant di yàq foofu 30 40 50 000 et avec les réseaux sociaux ça devient plus grave parce que da ngay gis ñoo xam ne à chaque fois ils sont dans des endroits yoo xam ne yàlla dafa maye te yamalewul dëgg la mais bu ñuy def wala bu ñuy wane nañuy fàttaliku ñu am na ñoo xam ne dañuy xëy suba ba ngoon di wut ñu lekk 100 francs sax da leen di të dëgg la 100 francs da leen di të te dëkk la bu ñu nekk boo xam ne nit ñi dañuy gaaw a aigri nit ñi dañuy gaaw a soxor nit ñi dañuy gaaw a réagir de façon méchante te doo comprendre. j'ai vu un homme boo xam ne ñaari fan yaay fin fond Kédougou day woor pour njabootam lekk beneen couche bi ñu war a wax tamit mooy ñun ñi fi toog day woor moom paa bi day woor pour njabootam am nañu lekk man ci mission Kédougou laa gis ci laa xam ne am na waajur effectivement ñu def ay sacrifices énormes pour leurs enfants c'est un père de famille mais man beneen couche bi may wax man boo xam ne boo ko waxee ñu ne fii waruñu ko wax tabu te ñun ñëpp ñu ngi siy teg sañu bët hier rek teg naa sama bët les enfants yi nekk devant les boulangeries solo ñu dàll dem ba dama si gis juróom solo ñu daal la ñu ngi yor seen pot ak waxtu yàlla bi di dugg si ndoxu boucher yi di dox tànku neen mais ça m'a fait mal mais y en a combien au Sénégal couche boobu kan moo leen war a protéger couche boobu est-ce que dinañ am éducation bu baax seen protection seeni waajur la waroon commencer voilà on a raté la base exactement l'irresponsabilité des parents et en plus aussi irresponsabilité des autorités de ce pays parce que bu ñu fi toogee ne xale yooyu franchement ils ont besoin de vivre xale yooyu ils ont besoin d'être aimés mais foo leen gis ñu ngi salté amuñu dàll ñu ngi yor benn pot di taxaw fu lekkukaay yi ak te xale yi seet leen lekkukaay yi rek la ñuy taxaw ak fi ñuy ay guichet la ñuy taxaw mais ñooñu kan moo qui est responsable ça ñooñu kan moo leen mën a génnee si tooxi dooni boobu pour ñun sénégalais ñu yeewu xam ne chaque jour bu ñu yeewoo le matin di dawal sañu oto ñu ngi xool loo xam ne yàlla santaane wu ko kenn santaane d'abord les parents ki Sophie a wax les autorités puis nous ki Sophie wax Serigne Saliou bëggul kooku bëggul sax xale nga laal ko nii sax bëggu ko xale yi dañ daan yéeg si kawam mais ñooñu ñooy nitu yàlla loolu la boo bëggoon changer yéreem sax bu ay xale takkal mu mere la mais ñooñu ma plaisir am looloon la di toog xale yi di takkal yéreem pourquoi ñu jox leen des gens irresponsables yoo xam ne ils sont là aux yeux de tous les Sénégalais chaque fois matin midi soir ñu koy gis te ñun mënuñu si def dara waa léegi xam nga boo bëggee bu ñu waxee loolu teg ko nii sur la table day metti parce que ku jur doom rek liñ naan ku jur yërëm ku jënd sakkanal mais xam nga doom nawle la d'abord yow mi ko jur attan koo jox ku xamul fu mu ko yóbbu la responsabilité te comme parce que nit bala ngay wax ki nga ko jox nga wax yow mi ko jur parce que l'enfant n'a pas demandé à naître l'enfant n'a pas demandé à naître dañu ko jur yow mi ko jur nag yaa war a jël sa responsabilité xam nga ki dem ba di woor pour dundal njabootam xam na responsabilité bi ko war noonu ma ko waree bu ko waroon ñëpp société bi baax mais ñun suñu société dafa yàqu dañ koo chambouler il faut ñu structurer ko pour nit ñi mën a teguwaat ci base yi ñu nekkoon doon ci dund ñaan amoon na yalwaan amoon na mais pas de cette manière pas de cette façon parce que yow bu fekkente ni da nga am yaay am papa am bàjjen am kenn ku nekk ne ci biir ak famille nga jël soxna indi ko ci biir famille bi ñuy dund ak moom mu jur doom kenn ku ne am nga droit de regard ci xale bi loolu moo taxoon yar yi daan complet nit du mat sax mais daan nga am maximum bagage boo yor boo xam dina la mën a may nga dund mooy li nga def nii te sa papa nag bu sa bàjjeen fekkee corrigé la sa tante bu ko fekkee corrigé la sa xaritu papa bi ci mbedd mi su la gisee nga taxaw te xam ni heure bi bu fi sa papa nekkoon mu dàq la nga dugg ci biir kër gi. d'accord allez ki nga war a éduquer ngay utiliser pour avoir de l'argent. tu prends ton enfant tu l'exposes ci mbedd bi doom exposé ko kon bul incombé faute bi kenn. d'abord yow mi nga xam ne yaay responsabilité bi yow yaay jël responsabilité bi nañu bàyyi nit ñi ñu jël seen ay responsabilité. d'accord parce que état newul kenn jëlee sa doom yóbbu ko ci mbedd. mais état bi tamit war na fa jël responsabilité. waaw d'accord am na ci une part. mais bi gën a moindre. parce que doom. soo ko juree teg ko ci sa wet ngeen bokk di gattax ak di laax ak di ruy
mais doo ko sànni ci mbedd jox ko koo xam ne xamul fu mu ko yóbbu. am na parents yoo xam tey bu leen laajoon sa sëriñ daara fu mu yóbbu sa doom. xamuñu ko sax mais il y a les enfants qui fouguent dans les daara. parce que conditions yu métti yi ñu leen fay teg la. dañuy figé de mbaa ñu jógee fa yàqu. nekk ci grotte yi di làqatu. parce que y a pas te bu leen génnee seen yaay seen papa nekk fi. mooy leen doon wax dañ leen war a defal. vu que quelques minutes moo ñu dese laataa ñuy dem ci deuxième partie bi peut-être dimanche incha allah ñu ne recherche d'argent une bonne éducation est-ce que cohabitation boobu dina facile. conséquences yi yaay ñu nemmee ko ci société bi bu baax. parce que dañuy gën di gis ci fu ñu toll nii li jigéenu Sénégal ñu ci bëri gën a bañ muy polygamie dafa gën a yokk bu baax loolu ci suñu diine bi parce que day yokk suñu xeet mais dafa gën a yokk bu baax dund bi gën a cher jur gi gën a bëri problème yi gën a commencé di gën di am nga koy sentir parce que bu ñu demee ba saaku ceeb gën a cher di gën di cher heure bu ñuy dem dund baa ngi yokk say doom di yokku foo waroon jëndee benn saaku ceeb peut-être nga fa war fa jëndee ñaari saaku ceeb loo xam ne dafay jógee ci 500 dem ba 1000 francs est-ce que parent bi nga xam ne salaire am waaw par exemple si je dis un exemple 500 dem ba 1000 francs yow ci salaire bi yokkuwul gerte caaf sax daa yokk sa salaire yokkuwul sa salaire yokkuwul say denrées alimentaires yi yokku fixe yi nga am yëpp presque yëpp ay yokku parce que day am impact ci lu bëri am na ñoo xam ne par exemple fondé lañ daan reere le soir dañ koy dem jëndi ci meeru bi nga xam ne ci bopp koñ bi lay jaar te fondé bu ñu suukar lay doon mais bu la daan jaar benn potu 100 francs amaana tey da koy yokk def ko 150 parce que suukar dafa yokk lépp yokk suukar da nga ko gis sax c'est un problème c'est vrai dugub mu yokk lépp yokk gaz yokk mère kër yi day xam yokk naa fa la fondé jëm mère fondé day yokk fondem waaw mais xam nga donc impact bi yi ñëw nekk ci suñu kaw disons dans 3 mois 4 mois 5 mois fan la ñu jëm waa xam nga olof dafay wax ne màcc nu ndimba dina tax ndimba wex mooy façon wutin bi dafa ñaaw fa am wut dañ ko jël def ko en exergue ba wutin bu ñaaw bi dérangé tul kenn waaw am na koo xam ne leer na li mu am wute wu ko wutin bu rafetul génn na dem fu ko bët ku mu xamul gisul mu jël alalu jàmbur indi ko wutin bi ñaaw moo tax éducation bi di mën a ñaaw parce que am na loo xam boo ko defee sa kanamu njaboot ñu gis ñu la punir la ko mettre le devant la loi mais kooku sa doom bu ñàkkee jom yaa ko ñàkkaloo jom dëgg la parce que daf naa ni pour moom lii papaam def aayul te xale bu ne defe na ni bàyyama man ku ne dëgg la xale defe na ni papaama man yëpp des fois nga ñëw di laaj sa papa loo xam ni xamoo ko par rapport ak ses moyens xamoo ndax mën na ko wala mënu ko mais loolu mooy satisfaction xale bi mais doom bi nga jur nag soo ko bëggee jox lay bonne manière da nga koy yar ci ngor xam nga Sophie dafa wax bu am solo mooy ngor si nit dañu koy yar ci gore des fois nga gis ku am alal doomam di def naka su dul noonu waaye ndax ci alal ja naka la ko amee alal jaa ko mag xam nga alal su la magee dafay feeñ ci sa jëfin am na ñoo xam seen wërsëg daf leen dab te bu ñu jëfandikoo rek nga xam ne alal ji ñu jëfandikoo dafa leen a dab juddu wuñu ci soo juddee ci teraanga nag ñu yar la ci parce que tey di nga gis famille bu am teraanga am éducation boo xam ni parce que suñu sang yi nu yaakaar mais amul lu nu mën a teg seen bët di ko xoolu leen yàlla mayu mais saa yoo toogee ci ñoom gën a yaroo akay dëgg saa yoo toogee ci ñoom rek soo jógee yaraat sa bopp ci seen façon de paraître seen toogin seen wax ak yow ak cër bi ñu lay jox mais loolu dafa war a servir de leçon ki nga xam ne dafa ñëw di la fréquenter parce que Serigne Abdoulaye Mbacke mbaax bi dafa wax ni ànd ak ku baax baax na ñu ni ko lu tax mu ne su la fekkee nga baax mu def la nga gën a baax su la fekkuloon nga baax mu def la ngay dit ku baax kon les bonnes fréquentations bu tubaab di wax dis-moi qui tu es je te dirai qui tu es wax ma ñi nga nekkal ma wax la yaay ban xeetu nit mooy tu choisis tes amis sa doom war nga ko yar ci sutura war nga ko yar ci teraanga war nga ko yar ci ngor ak jom mu toog ci sa wet nga xam kan mooy ñëw sa kër mais am na parents yoo xam ne xam ni koy dugg seen kër ak kuy génn seen kër sa doom bu tàggoo génn maa ngi génn dama xamul tàggoo si t'es pas là il sort quand il veut il rentre quand il veut boo gisee ñu naan bàyyi autorité bàyyi sañ-sañ bàyyi ba joxuñu ko rek parce que dafa jur doom te jigéen ko ëmb 9 mois wax naa ko ci tàmbali ba mais bàyyi ci ëpp sañ-sañ parce que bu juddee day joxe tur joxe sant autorité boobu papa di am mooy def
mooy indi règlement intérieur bi ñu teg ci kër gi ñu war cee topp. mu yaay ak doom ak ñi fi ne. kon yar dafa am solo nañu dellusiwaat ñun ci suñu di ko démb yi. am bët ci sa doom waxuñu jigéen bu mu liggéey na wuti am sutura. parce que boo amee sa salaire su ndaw si. sa borom kër ñëw jënd la mbubb bu rafet mais di nga wut ñaam naas da nga fay ka ko ñëw. te lépp sax boo ko tegee nit ki da nga koy daal di soof. dafa neex sax. loo nit bari la rombloo moomu. kër gi faaw jabar indi poto. yaa nga ni lu nit bari la rombloo moomu. waaw léegi day foog entrer. te xam naa defar sa kër ba mu rafet nii Sofia wàcc dem gis fee fleur ci xaalisam jënd ko teg fii. loolu mooy détail les détails la famille kër gi. daf koy rafetal. Benoît mi ngi nii yor na ma sama kër jënd kër defar na ko meublé et tout man dem naa fayeku naa sama salaire sama xol may na ma jënd ko basin wala wax bu muy yendoo. sagal sa bopp sagal sa jëkkër waxuma sagal sa bopp mais ça fait plaisir à ton homme. bah oui. dafay participer bu ëllëgee ci sa njaboot. te lu jigéen bëgg ñu fay ko ko nanga lebal borom këram lu mu ko lebal doomam fay ko. dëgg la yaay. c'est lu ay fo. je suis contente. dañu dellee soit éducation. nañuy fay fóot yi di fay jànk yi fay fóot kat fay nañuy fay fóot kat yi ak jànk yi Sophie yaay ne lu mu la lebal fay ko man ko sopp ay pes yaay. yaa nga ne nañ fay fóot kat yi ñu ngi def lépp fay fóot kat ak jànk si biir kër. jànk yi liggéey ah xale jigéen yi liggéey. gis nga Sophia. matalaay gaaral fi nekk nii liggéey sak la. si ñaar sak la. gis nga nit li mu def. li nga yor kenn compte bancaire yi ngay gis ci àddina yëpp amul kenn ko takk épiquette bi ñu bindal la. wallaay amul. te bu bésu dëgg ñëwee nga ba ko fi dem. te bu dikkee rek nga bàyyi ko fi dem mais dafa am ay yu sew yoo xam ni sa alal loolu la war a jariñ. tout à fait nga jënd ci honneur bëggal ci ki la yor. teral ci sa bopp bokk na ci loolu. bu la takkee tam photo passé wala loo raxasoo mais ñu ne ci kër gi nga bëgg waa ji boole di la yor ba pare di fay. denc ko mënee def ko sax wàññiwul dara waaye soo amee nag defal ci kër gi. denc ci armoire bi 200000. xorom bu manqué ngeen da ngay xaar mu si. mburu bu gaz jeexee nañ ko xaar. waaw wàccaguloo jaaral ci boulangerie bi de mburu jeex. maman doy waar. maman li boo Safia feebaree wax ne doo jënd ordonnance da ngay xaar sa jëkkër wàcc da ngay dee de. li Safia wax denc si armoire 200000 bu xorom manqué nga ne doo jënd am na jigéen yu koy def mais dafa am lu tax. ak a bari. amul lu tax borom kër gi am na loo xam ne def na ko mu ne dootul deewati ndig moom. mais sa doom yooyu mais xam nga sa kër. su boobaa kër soo fa nekkee ak sa doom yooyu nekk sa doom yooyu par nekk exemple balaa doom yow sax li nga nekk sa kër ak sa ñaari doom. Sophie am na loo xam ne jigéen def nañ ko mu ne kër gi daraam dootu fi dee. waaw mais xam nga Benoît kooku. ku nekk ak degré luñ la def. waaw xam nga Benoît. ñaar ñi laa d'accord. Sophie néew ma jigéen bu yor loo xam ne war nga war a mën a. waaw dimbali ngir say njaboot sa biir kër. ne da nga ne da nga koo denc. ba pare boo yoree sa doom ak sax góor bi nga xam ne doo joxe sa dépense bi matul bu ñu mottalee sa xorom nga naan dafa wex xorom. bu xorom bi dépassé xorom mais ni la kii wax na ko sànq. Sophie mais encore Benoît xaaral xale yu góor yi dañu xam ne instant yi ku doon joxe dépense 5000 na ko yokk ah. doo joxe dépense 10 000 na ko yokk lépp yokk na. c'est cher Sénégal actuellement on veut pas des maris débrouille-toi. c'est vrai salaire yi yokkuwul mais xam nga lan laay bañ nga jox sa jabar 2000 par exemple. ne dina si def mu daan def ginaar par exemple ci 5000 bi nga jox ko 5000 tey mu kii mu wàññi nga tege leen leneen à la question moom ci mu nekkoon lañ dafa neex de. saaku soble dégg naa dafa triplé fii ñu ne nii amul lu yokkuwul. lépp yokku ah suukar amul tout est cher. les Sénégalais souffrent. Safia xam nga fan laa bëggoon attirer seen attention. cherté de la vie daal boo ci ñëwee daal. waaw bu dem ba beneen. maintenant pour Sénégalais. attirer seen attention. waaw cherté de la vie la boo ci demee après nga attirer sama attention. fi ban alal la ñuy dundalee suñu njaboot foofu lañ touché wul. daan ci ñëw léegi. wala deuxième partie bi riba baa ngi tas dëkk bi. wala deuxième partie bi mooy wutin wi. waaw wutin wi mu doon wax léegi. wax na ko léegi ak xam nga lan mendicité déguisé bi. yalwaan bi. bari na fi. yalwaan yombul de. mais nag yalwaan bi. gis nga da ngay am sa doom yalwaan yombul de. da ngay am sa doom des bëgg ko fois yar. métti na. patto laagiwoo tu jouis de toutes tes facultés. nga ni xaaral ma woo Benoît. allo Benoît ça va noo def ça va ah tey de cin tàkku fi gis nga de tey moom affaire yi moom dara doxul yoroo foofu benn 5000. Benoît ni la ah instant bi dëgër na de parce que Benoît toog na réaliser xam na ni lii c'est un business day dox ka mu daan jox 5000 léegi 2000 la koy jox. Benoît yónnee ko 2000 ma woo Marius tegal ko la même chose je peux avec 4 appels ou 5 appels mën naa ci am 10 000 par jour le mois ça te fait pas un salaire. c'est vrai. dañu bëggatul coono. ñaanal c'est du business. par contre da ngay xëy am sa ay càmmiñ wala am sa ay jigéen yu baax naan kii de sama garmi bi sama géer bu baax bi la moom day dem liggéey ji. ki jël 10 000 francs may la ko
ci salaire am. liggéeyal na la ñaari fan wala ñetti fan. parce que xam nga des fois day xaw a métti. dogguma la xam nga am dañu toog benn jour moom mi mu envoyé ma benn anneau benn geen bu doon kaas ci koo xam ne day ci ñoo xam ne ñaar wala ñett ñuy taxaw ci benn rond point di mel ni ñuy bale boo rombee ñu ñaan lañ njëgu ndox. ah ci sama approche personnelle je trouve que ñaan yombut de peut-être ça peut être facile soo nekkee 10 ci ñaar ñi mën na yomb ci ñoom parce que dañu dem ba mu nekk lu jukkoowoo ci ñoom mais ki nga xam ne dafay bàyyi léppam naaj bi tàng jër mu dem di baleelu pour Sophie bu rombee mu ñaan ko 100 francs. non ils sont embauchés. wala 200 wala moom kooku nee na du agent wu ñi nga xam ne dañuy wut bale parce que foofu la leen di gis ci même point te mën nañ fa bale lu durant 2 heures 3 heures de temps pour ñaan la c'est-à-dire ils se font passer pour des agents ci li mu wax wóoruma mais ñaan métti na métti goo xam ne naaj tàng boo xam ne fii gis nañu fi sax les diplômés wut liggéey ba sonn duñ ko am Sénégal gi lañ ko gis ngay gis koo xam ne dafay jàng ba am bac wala ba am master wala ba am doctorat te il ne parvient pas à avoir un boulot ñenn ñi dem di dawal charrette ñenn ñi dem di jaay mango ñi di jaay entrepreneuriat bi dox lool ñi di jaay mango Serge maa ngi lay nuyu day jaay mango di jaay ay limongam parce que ça ne va pas dëkk bi doxul waaw Dior Gueye ngi nii day jaay ay ginaar lépp lay jaay ah Drizzy di jaay ay casquette ak t-shirt ku nekk yaa ngi wut foo mën a amee dara léegi ñaan metti goo xam ne ku koy def rek pour man sama xalaat la de am na foo jaar balaa loolu te ñoom dañ ko def refuge te li nga wax nii léegi li nga waaw am na ci ay étudiants d'accord mais bu ñu jël lépp rek def ko noonu parce que Mata dafa ne am na ñoo xam ne seen wërsëg yow si sa salaire bi nga am seen wërsëg ca la nekk par force day dem bu waree dem ca la nekk c'est-à-dire maman buy ñëw laaj ma 5000 francs loolu moom moo ko moom bu fekkee dafa lang ci sama salaire rek mais moom moo ko moom lañ ko bind yow salaire bi ñu lay jox sax sa wërsëg la koo jox yow ko dama ko liggéey mais déglu ma alal bu jógee solo tey jii man dem ci beneen nit wërsëg am na nag partage am na tuuti tey man mais à mii di quel liggéey niveau man mii toog fii di liggéey ñu may fay salaire par mois Safi je ne parle pas dans ce sens waaw déglu ma xamal tax ma ni sama wërsëg la parce que gëm naa ni am na ñu ma ko dàq fuuf mën fee toog ñu fay leen ko déglu rek te gëm naa ni mënoon naa xëy suba dee keneen ñëw toog sama wërsëg rek laay lekk bu jeexee damay dem keneen toog lekk ko donc fii mënoo fay lekk lenn loo xam ne yàlla bindul woon ne da nga koo war a lekk yow damay yor yenn saa nga yor 10 000 mu leen la benn lax 10 000 bii nga yor Benoît ñëw na la ma fils dama am problème bu mu leen ne yow suba amuloo loo ndekkee de da ngay jël 10 000 bi jox ko mu dem après yow nga toog di réfléchir waaw man suba lu may lekkee wërsëgu Benoît nga yoroon vous n'avez pas compris Mata Mata xam nga lan la leen bëgg a wax Mata xam nga lan la leen bëgg a wax man xam naa dañ si yàgg waxtaan Mata xam nga lan la leen bëgg a wax ku yàlla may Mata xam nga lan la bëgg a wax ku yàlla may loxo ak tànk ak bët te dara jotul mais yàlla may la tànk loxo bët te amoo liggéey si li Mata foofu loolu mënul nekk may ma développé non du ma leen dégg may leen ma développé def ngeen seen tour may leen ma développé dogale bu ma eggalewul mënoo ma dogale nga wax li nga xamante ne mi ngi sama bopp ci li nga wax léegi ci li nga wax léegi laay nga ne am nañu am bët am loxo am tànk te mënuñu am liggéey nga ni loolu amul mais dóor bi déggoo li mu la wax nee na dóor may ma ma wax non dama ne mënul nekk dóor bi waxuma amul dama ne déglu ma xamal tax mën na nekk xamal tax mën na nekk parce que am na ñu koy dund ñu la jege ñu koy dund non mais yow da nga dund ko ma dund ko keneen ak keneen dund ko day dóor nga wax soxna si day dóor waaw déggu leen day màjjal xam nga lan la xam nga lan moom Sénégal laxisme nañ ko wax te dee nekk ñu ci débat de complaisance laxisme moo fi am débat de complaisance laxisme moo fi am ak ñàkk jom gu mat sëkk notoire moo fi am muy ci góor ñi ak ñenn si jigéen ñi li ci fekk jigéen ñi sax si yëngatu sax fekkatu ci góor ñi loolu moo fi am moom la ñuy dund dañu ñàkk jom oisiveté moo ñu sonal c'est la mère de toutes les vices moo indi mendicité déguisée bi nañ dem liggéey te bàyyi tappale dem naa exclusive bërki démb ma gis ay sachet ils sont tellement intelligents ces indiens sachet lañ jël def ci kuddu def ci chewing-gum def ci cure-dent def ci menthe fraîche di ko jaay di ko exposé waaw yow mi nga xamante ni dara jotu la pourquoi tu n'as pas remué tes méninges nga xalaat loolu pour def ko am nañu ko fii def liggéey mënuma d'accord ni amul raxasa ngi fi chaque jour nga gis nit ñi def ay xew buggaana ko ngéntee ngi fi takka ngi fi dëjë ngi fi dañuy bu ñu paree dañuy soxla ku leen nettoyer dañuy engagé ay nit yu leen ko defal xeeb moo fi am
les quand dira-t-on su ma demee fii di nettoyer mën naa fa fekk Safi mën na ma xoolee tel bët loolu moo fi am. man pour man doomu diw laa du ma liggéey diw non. nunu mi ngi fi dama toog fan yi parce que damay encadrer beaucoup de femmes. damay encadrer beaucoup de femmes ak ay étudiantes déglu ma expliquer la une étudiante am diplôme am elle est en master woo ma téléphone ni ma mata dama bëgg nga wutal ma man fu lu ma am baax na. naa dugg fenn rek. ma ni ko lan nga bëgg mënuma déggoo li ma la wax. j'ai mon master mais dem naa ba nga xamante ni amatuma choix naa am lu ma am baax na. ma ni ko gis naa de benn société buy wut commercial mais ñoom fayuñu sur commission rek lañ lay fay donc li nga liggéey c'est ça dépend en fait si marché yi ngay indi si lañ lay indi sa pourcentage. par contre gis naa beneen nunu ki nga xamante ni kat day fay temps mu ne ma jël woon ma nunu bi. ma boole ko ak borom nunu bi mu jël ko actuellement mi ngi koy liggéeyal et c'est une étudiante qui a son master. léegi daf kooku moom ndegam moo xeebul loolu lan moo tax ñun magum jëmm yi duñu noppal suñu sœurs yi nekk bitim réew yore ay charge comme ñun. ñun amuñu charge de ñu bëgg wekk suñu vie. suñu téléphone. suñu lekk suñu naan ci ki nga xamante ni am na ay responsabilité nañ leen noppal. pourquoi ñuy xeeb liggéey y a du travail mais ñun ñoo koy xeeb c'est ça la véritable chose. kii Marius a donné tout à l'heure l'exemple un bon exemple. lu mu wax Alxuraan wax li muy wax ni. Alxuraan lu mu wax lu tax Alxuraan ne la weeru koor sa muurum koor boo koy joxe bul ko. nga jox ko miskin am koo ko war a jox. miskin waxuñu sax faqir. faqir moo nekk ci kaw miskin. waxuñu sax faqir miskin la ñu wax foofu. Sénégal bari na faqir moo nekk ci kaw miskin booboo gën a métteeti mooy kii li mu doon wax. li muy wax ni dafa am sens déglu leen ko. kii dafa ne da ngay nekk ci biir kër gi. yow tu vas te tuer pour indi jox njëkke. tu vas te tuer pour indi jox nga ne am na ñaari wujju peccorgo yu nekk ci kër gi. yow yaa joxe exemple. bu xëyee mu ne kii de dafa toog. ki demee kii ni la ki kay wax lu muy def. kii toog di ko wax lu muy def. toog boobu mooy indi désordre bi. parce que kii toog sax jàppalewu la pour sa doom yow mi dem wuti ji pour ñëw sax jàppalewu la mi ngi toog di wax. nañ bàyyi wax bi te jóg liggéey ji bàyyi suñu vie yu ñu bëgg jël wekk ko ci nit yi. Sénégal je suis d'accord que am na yërmande ba léegi damay partager j'adore partager parce que ci loolu lañ ma yar da ngay gis ci quartier bi. sa maam da lay woo wala sa yaay woo la ëmb dara jox la ni la yóbbul kër diw mën na ko yóbbul boppam li tax mu lay yónni yow am na lu mu bëgg inculquer ci yow. pour ngay partager te bañ a fàtte ñi amul parce que yàlla dafa able rek. dëgg la da ngay xëy yor lu ñu gaañ xëy mu ni mes. da ngay xëy tabax château bu ni gaañ nga xëy mu tàkk. ña nga doon xeeb mën nañ la héberger. fat la ñaari fan le temps ngay am fooy nekk. da ngay toog ñu woo la sama maam dafa amoon congélateur bi nga xamante ni glace la si doon def. di ko jaayee juróomi dërëm. juróom la ko doon jaay yu ndaw yi muy takk ay mbuusu glace yu ndaw di ko jaayee ñaar dërëm. ma ni ko maam ak courant nu mu chéré. lan moo tax ngay jël mbuusu glace yu toll ni ñëpp di jaayee 100 francs nga koy jaay mënu ma man jubluwuma ci jaay bi. mais am na ñu nekk fii ñi nga xamante ni bëgg na ndox mu sedd te amuñu ko. te amuñu xaalis buñ ko jëndee. xoolal éducation de proximité boobu lan la inculqué yow loolu ngay màggaale mënoo màgg te doo xalaat ki nga xamante ni amul. tey boo toggee añ di nga xalaat bool booy tibb pour kan di nga gan dina ñëw kat du am lu mu lekk taalibe dina romb yalwaan. am na kër diw. sa bàjjan wala sa tànta ndàngam ñu defar bool bi ba mu baax ne la dem yóbbul kooku toogul di xoole de am na taabalam di ko lal mais loxo moo jotul diggu gannaawam nga gis y a du cœur gars yi ñu ngi partagé lu ñu am mi ngi dem di liggéey ji charge yi bëri na weccit bi muy am peut-être si table bi wala dem bi muy fóoti ji peut-être permettre ko sax mu subvenir à ses besoins. nga gis benn Safia bu nekk à côté nga gis Safia bu nekk à côté. s'il te plaît pour qu'on résume et que ñu dem parce que temps bi dafa jeex te ñaar ñi dañu war a intervenir. est-ce que tu penses que jeunes Sénégal yi parce que c'est même pas le thème est-ce que tu penses que dañoo yàccaaral c'est-à-dire dañoo toog defuñu dara wala bëgguñoo liggéey comme ni nga ko waxee. gis nga Sénégal la jeunesse et la société est répartie en deux. am na ñu bëgg liggéey trop man bu ma gisee ci encadrement yi may def man ak demande yi ñuy recevoir bëri na ñu am volonté ñu bëgg am na ñi nga xamante ni xaaruñu sax accompagnement état ñoom ñooy wutal seen bopp seen financement wu bopp da ngay gis ku déparé ak 10 000 ak 20 000 ak 30 000 mais bu la waxee réalisation yi mu ci def machines yi ñoom ñooy lijjanti seen bopp ay machine ñoom ñooy lijjanti seen bopp ay machine ñoom ñooy dem ci tool yi ay xale yu ndaw ngay gis ingénieur agronome war a liggéey ci grande société yi dañuy dem wuti tool bay salade parce que ñeme nañ coono mu am une partie bi nga xamante ni c'est la partie digitale là
mooy ñi juddu ak air TikTok beeg yooyu. dañ leen gëmloo ni leen mën ngeen toog à partir de chez vous et c'est vrai ça existe. et tu te fais de l'argent. Comment? En accumulant des vues. yow del xëy rek di dugal du contenu. y a du laxisme boo amul connexion da ngay dof. ça marche parce que am nga benn dépendance mais ñooñu di ko defuñu ko rek toog de. c'est-à-dire que xel tam da nga koy tàggat de. parfaitement mënoo toog rek ne xaaral ma indi sama benn vidéo def ay nudes wax du n'importe quoi juste pour accumuler des vues. Oui. Non mais attends les priorités sont autres quand même que des vues. Parfaitement. Voilà. foofu laay waxee ni la société elle est répartie. am na ndaw ñi nga xamante ni liggéey rek moo leen ñor. judd nañ fekk seen yaay sonn. lu ñu am ñi ngi leen di fayal école ñi ngi leen di fayal daara. ñi ngi leen di ñi ngi subvenir à leurs besoins bëgguñu ñu actuellement seen mbébét lenn rek la mooy bañ a gàcceel seen waajur. seen mbébét lenn la mooy naaj bi seen waajur nekkoon ñu jëlee leen ci naaj bi indi leen ci kër gi loolu mooy seen objectif boo toogee waxanteeg ñoom sa yaram day daw nga xam ne y a une jeunesse consciente qui est là et damay ragal cette autre partie là comme ni ñuy wax pomme de terre bu nëb bu nekk ci biir saaku yóbbaale ñi ci des donc c'est autour de qui des communicants ñi nga xamante ni comme suñu maire yi nga xamante ni ak suñu papa yi ñu ci mel ni ñoom sëñ Saliou macha allah yàlla na yàlla yokk leeram ak ñu mel ni moom c'est-à-dire que dafay baax ñun ñuy gën a jegewaat askan bi di ñu ñaaxaat di ñu dolliwaat du doy man njort naa ne Sophie Gueye mu àndeeg Marius bu dëngoon bu yàggee tuuti di nga am loo wàllu Marius de te xam nga yàgg Marius dëkku leen Marius fa mu dëkk sa HLM dina am ñu fa wàll tamit ci jikko yu baax et ainsi de suite pour que qu'on touche un peu mais gars yooyu di yenu bale yeeg affaire yooyu di dox ndeysaan Sophie la question que je me pose man duma ko mës a nangu yaay dem naa ci télé wax ko waxaat naa ko fii dama gëm ne bu ñu jël suñu bët teg ko ci cette infime partie de la jeunesse qui est lazy paresseuse ndax jeunesse bi dañuy xëy suba ba ngoon même bu ñu amul liggéey gàddu seen saak def ci seeni ay CV di wër lu ne la ñu def c'est une jeunesse fatiguée ñu nekk ci dëkk bu pauvre pire bu amul emploi encore pire ñi am emploi seen salaire mënalu leen dara je m'explique da nga ni sànq am na ñu doon bale ci mbedd ku romb ñu ñaan entreprise da ngay liggéey ci télé wala liggéey fenn sax am keneen ko boole liggéeyu télé bi di jaay ay sobam ak yéreem ñëw ci biir télé bi di ko jaayaale je prends juste un exemple dëgg la nga nekk ci entreprise di am sa salaire mais di ñëwaale di ci daanaale doole ci yeneen derrière waaw di jaay géej ñi di jaay yéen ñi di jaay yaay du pour faj sa soxla sa soxla na mu toll loolu ngay ñaan yàlla liggéey li nga xam ne mën na ko faj attention dëgg la avoir un boulot c'est pas satisfaire tous ses besoins mën na yor 15 personnes Benoît 15 personnes boo raxasee ndab 1000 francs mënta sombi damay joxe exemple kon da ngay am njort bu rafet rek di xëy chaque jour di ut xeeb liggéey waxuma ko mais il faut que ñu xool contexte réew dama ne les salaires de base au Sénégal dafa doy waar yaay dafa am loo xam ne sañu ñu toog di ko wax ci dëgg la sañu ñu ko toog di ko wax jeunesse bi ay jàmbaar lañ dañuy endetté wu am na ci ñoo xam ne buñ leen fayee ba pare dañuy amel banque xaalis yaay dëgg la bari na dañuy amel banque xaalis ay kilifa ñu ngi fi bu ñu génnee àdduna seeni njaboot dinañ jaaxle parce que ci kaw ay bor lañ leen dundalee donc il faut pas négliger nos conditions de vie mooy li Safia doon wax la vie devient de plus en plus chère on en profite pour interpeller suñu autorités commerçants yi ñëpp nañ ñu dimbali pourquoi conséquences yee nar a grave ki doon fayeeku 50 000 def budget bu 50 000 yi lii laa ciy def Benoît bu lépp yokkee mais la personne n'a que 50 000 kon niveau de vie am ak dundam day métti et ça devient brusque psychologiquement ça touche des gens donc école war a ubbi mooy ne dañuy jógee ci pauvre kon dem ci li ñuy woowee misérable je suis désolée de le dire comme ça et loolu tey nan nga ciy yoree njaboot noo ciy dundalee njaboot je suis désolée il y a une jeunesse mais très engagée yaay yu bëgg liggéey soo fi mu nekk ni dafa am importance soo xale yi dañ leen di xas chaque jour ci ñàkk jom yaafus et tout de ce fait ñoom dañuy accepter yenn liggéey yi xoolal liggéey yi am léegi que ça soit centre d'appel yi des trucs comme ça ñu lay fay 100 jëm 150 000 francs te yenn saa yi day fekk mu ànd ak prime si on te paye 100 000 francs nga war di paas chaque jour war a lekkal sa bopp et tout à la limite bu weer bi deewee boo calculer tu te retrouves ak yow da ngay dem ba paas bi rek yaay soo génnee paas xaalis bay jeex say parents say sœurs ñooy jox lekk ñooy jox naan ñoom ñooy paasal
tu vas travailler liggéey lu mu lay jëriñ 9 heures de temps wala 10 heures de temps ngay dégg nit di wax yow li ngay liggéey yow fan la lay aw parce que bëggoo toog bëgg nañu lay xas tu travailles plus de 8 heures ku ne ci àdduna rek fa lay daanelee ñaan nga yàlla liggéey loo xam ne dafay jël mën a faj sa soxla le minimum de soxla mata et soxla yooyu ñu wax les conditions de cette société aujourd'hui devient de plus en plus difficile et on part de mal en pire maintenant pour li ngay wax c'est pas seulement suñu yaay ak suñu papa yi il y a cette jeunesse engagée qui forme leur jeunesse tu es dans l'entrepreneuriat il y a des Dior Gueye contenu yi ngay wax sur les réseaux sociaux il y a des gens qui mettent du riche qui montrent aux gens ne da nga war a liggéey fii nga war a jógee dem fële ma daana lee ne on ne perd jamais à partager ki lay dóor sax dafa am lu ñuy wax yéene day ñëw ci faratay julli ñëw ci faratay jàpp yàlla yéene lay fay. maa la wax li dama ne on ne perd jamais ci partager moom fa mu waxee sensibiliser dama ci d'accord. dama ko lay dóor nga xam ne daf lay dóor. non dama ne kii la nit mën na la dóor après nga xam ne da la dóor laa wax. waaw nit mën na ñëw indi la damay joxe exemple ci man li ma ne ordonnance bu faux nga jënd ko ba pare dóor na la. tu ne peux plus te rattraper mais yéene bi egg na. yàlla fay na la yéene initiale bi doon ne da nga koy fay. encore une fois fa laay daanale on ne perd mais jamais à partager lu waay am te mën ko génne di ko partager na ko def sans souci. mais société bi fi mu jëm ak vie bu cher bii nii. jeunesse bi amagul liggéey ñi am xaalis jàngal ko mu liggéey moo ko encouragé bi waaw c'est un autre débat. non non Mata boo duggee foofu mës naa ko bind loolu tubaab a ko wax. apprends à pêcher boo muy donner apprendre à pêcher ma bañ non déglu ma xam-xam boobu dafa am lu ñu fàtte yaay biir bu vide du accumuler da ngay nourrir ba pare soo ngay apprendre à pêcher maa ko wax on ne perd rien à partager mais Sophie biir bu vide du jaar tu donnes d'abord rapidement tu donnes du poisson après tu truand yi dañu bari ci dëkk bi quoi d'accord Mata laal na ko si non li mu wax en fait on se complète yaa ngi nekk fii xaw ma ndax mës na leen dogaale ci moom lay sol bu rafet yor cravate daw si dama paan waaye sama essence bi oto baa ngi ne lay dimbali ma man mus na ma ko def ma yëkkati 1000 francs jox ma ñëwaat quelques jours mu ñëwaat ma xoolaat ko mais ma ne ko écoute yow tu te fous de moi. dafa paanaat mais xalif mais xoolal Benoît xam nga lu tax ma wax la loolu xalif général des Tidiane toog na waxtaan ci Serigne Fallou Mbacké ci lu mel noonu waa ji doon ñëw di ko nax diw mooy sa turandoo ci misaal kuy murit wala nga nekk Tidiane wala nga bokk ci beneen këru diine tu apprends de lim ñu raconté noonu c'est-à-dire waa ji chaque jour mu ñëwoon teg ko dil xam nga lan la xalif général des Tidiane wax nee na baax weesuwul foofu te dalay leer ne Cheikh Mouhamadou Fadal xamoon na ni kooku danga fay wax lu ko neex ne dañuy wax ne dafa am loo xamante ni tey yow mi koy def yaay yàqal sa bopp Mata teg nit yaay rey sa bopp ndax nit yaay rey sa bopp mais cette personne qui a cette bonne intention d'aider c'est l'intention qui paye kooku bëgguma rocc intention boobu ci moom bëgguma ko rocc ci moom beaucoup de truands dans ce pays c'est une belle âme bëgguma rocc da ngay bàyyi mu continuer di la truand da nga koy jox pourquoi parce que loolu li ngay jox baax na. booy yaa mën nga jouer dans ce pays. mën nga jeune ba pare wax non. moo ko tey moo gën a xam li ngay du la wàññi dara dina wàññi société bi. Mata je n'ai jamais dit ça. ay truand ngay jël di ko yafal. ay truand ngay yafal. non non boo yafalee ma yafal Marius yafal. attends on va comme ñu amee tes bagages ñu jël ko te duñ la fay. xam nga mooy ñi ngay jël sa bagage ñu jël ko duñ la fay ay truand sàcc iñaan soxor. dafa lebale. nga xam ne da lay door nga nangu ko. dañ ciy sax am daal nga nangu ne da lay door. nag yaru kilifa yi la mais yéen xoolal def leen association ànd di yafal truand yi bokk ma ci man kilifa yi la rek bari nañ ci entrepreneuriat dafa metti de début bi nii moom ci entrepreneuriat bari nañ ci xol bi day metti pour tëj émission bi ñaata nit nga am yu la fayagul sa bor nii parce que ni ngay téye ci moo truand non Mata mi ngi commencé Mata dama gis nga show Mata ay saabu lay defar bu saabu yi paree dinañ la dimbali daan la dimbali ci saabu yi tegal la ko fii jaayal la ko kii dañ ko triandé kii dañ ko triandé kon dina dee nee na ñu def ci association ànd dimbali triandé léegi Sophie merci Marius jërëjëf merci beaucoup Mata merci Ben temps bi jeex na mais Mata dañ ko tegoon fii benn jour Safia teg ko mu def émission wax li muy entrepreneur dina jëriñ ñu bari kii ba muy entreprendre boobu man juddooguma kii non Mata a des Mata loolu la jaay na ko yow bàyyi ma yow li ma dama ko xam de Mata lu nekk xalaat ci àdduna Mata suite de l'histoire Mata jaay na yére xale Mata jaay na daal tu es millionnaire ou billionnaire ou milliardaire jaay na yére xale daal xale waaw koketu xale saabu xale diwu xale soo téye ko ba dimanche li muy jaay mënu ma koo lii soo téye ko ba dimanche Mata bu demee ci benn ba ñu ameel ko mu ba ko def dafa am fond nga tax ko
dégg naa nga ko sax mata jaay na. keroog dañuy waxtaan. nga ko laa nga dégg. keroog dañuy waxtaan ñu wax ma affaire yoo xam ne Safia. non mata waroon nañu ko teg ci rek ñuy wax ak mais mata comprendre naa kon vraiment turian yi kon arrêté leen. arrêté leen di turian de surtout ñuy entreprendre. parce que aussi munoo di jël sa ñaq sa doole depuis des années lu ne nga jaay ko ñu lay turian de. je suis désolée. bon c'était tout pour ce soir yaa booy kontaan nañu bu baax a baax ci am na suñu plateau bi. jërëjëf ñu bàyyi rek nga tënkal ñu liñ doon waxtaanee. waaw man maa gën a kontaan daal am naa mbégte ak bànneex bu baax a baax toog ak yéen parce que man dama leen daan suivi. du ma ci raté dara. mais tey am naa plaisir bu mag toog ak yéen ñu waxtaan kenn ku ne génn sa xalaat ndax kenn ku ne li nga xam ngay wax kenn wax loo xam nga te li nga jële ci sa yar sa éducation moom la ñuy indi ci plateau yi xam nga kii triandé moom jarul mere tubaab dafa wax ni on peut tromper une partie du peuple pendant un temps mais on peut pas tromper tout le peuple pendant tout le temps am na loo xam ne ki koy def su ko réussir tey du ko réussir ëllëg dëgg la Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh dafa mosoon gis benn nit bu ñëw fekk mu wékk yéreem muy dugal loxoom di ci jël xaalis moom bi mu nee nii mu gis waa ji mu tëdd sax faf sàngu cey si bul bàyyi ko mu pare ba mu paree ba dem ñu laaj ko lu tax cey moo ko defoon mu ne waaw da lay dugal ku kii waa xam nga woo police si saa si bon waa xam nga loolu dafay wane sangte gi sang ak sang na cër yoo xam ni yàlla may ko n'importe qui daf leen wàcce ci kaw suuf ñu sauver ñu defar suñu ay jikko ñu ci jéem di wax daal kenn ku ci nekk na nga am sa njaboot xam ne su ëllëgee yàlla dina la laaj njaboot gi nu leen sàmme comme compte rendu lay doon boo xam doo ci rëcc nañu bàyyi xel suñu njaboot xam ne xale yi les enfants n'ont pas demandé à naître su la yàlla mayee bant te am nañu sonn te amuñu doom am nañu dund ba xëy dugg suuf amuñu doom kon bu la ko yàlla mayee na nga toppatoo sa njaboot nga sonn ci te boo sonnee ci doom yàlla fay la en général boo sonnee ci sa doom pour mu réussir yàlla mën na la ci jàppale kon nag nañu dellu si indiwaat suñu éducation démb yaraat suñu njaboot yi teg suñu wet ci suñu doom di liggéey te bàyyi xel ci suñu kër yi am na solo jërëjëf merci beaucoup xam naa dañ ci profité aussi remercier bu baax Pa Assane Seck daa am ku la bëgg ku tudd Mariam Tall te tey la anniversaire Mariam joyeux anniversaire à toi ñu ngi lay souhaiter tout le bonheur du monde di la ñaanal jàmm ak salaam Pa Assane kontaan nañu merci à toute l'équipe Subatel Asma Khadija ñu ngi lay ziar di la bëggee di la souhaiter un heureux ménage sa sëy bi yàlla ci yàlla def jàmm ak salaam waaw et c'est marié samedi c'était vendredi waaw marié wu na vendredi wuyul benn dara madame da tur yow loo foog ne américain nga jëkkëru jàmbur nga naan madame comment ça ne nous concerne pas bi yoon moom benn américain ngay ne nii déet ma ne doo ko xam non whatever américain nga continue nañ ñaan yàlla mu sa waay dama ko bëgg bon on te souhaite tout le bonheur du monde yaag sa borom kër yal na la yàlla jàppale si sëy bi Asma Khadija Ngom njaboot bu barkeel yal na koy tey franchement on est content ouais yal na si yàlla def njaboot ju barke amin ya rabbi Cheikh Diop mu ngi ñuy seetaane foofu ca Mboro moom tam ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax Père May Ngoone Fall ñu ngi lay ziar di la bëggee xam naa yaa ngi toog jàpp sa ñaambur naan sa caan di seetaan di ree naan émission bi xam nga neexul parce que nekkuma fii toj na ma ne ko fii toj na waaw man nag namu naa sa xaste ak sa kii ak sa yëf namu naa ko Maba jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax merci beaucoup à MD merci beaucoup Mara Leyti Ndiaye jërëjëf merci à toute l'équipe technique nga xam ne dañ ciy jàpp as chauffeur ñu ngi koy jaajëfal merci à tout le monde ba ci vigile bi ci suuf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax on se retrouve inchallah dimanche à partir de 22h d'ici là portez-vous bien gardez la pêche et le sourire c'était nous au revoir dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp dil bi ci étoile 11 Jazz moo leen doon may seen émission gis-gis sama gaaña ana sutura bi fi ñoom mam bàyyi woon jikko yu rafet ci ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp gën ñu wax la ki nga doon sama gaaña ana sutura bi fi ñoom mam bàyyi woon jikko yu rafet ci ñu ràññee woon sama gaaña ana sutura bi fi ñoom mam bàyyi woon jikko yu rafet ci ñu ràññee woon
mënti nekk si àdduna si suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Média téléchargé l'application D-Média si Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VOD si Zik FM wala Sen TV taamu leen sunu page YouTube lire seen journal Tribune ak seen site d'information actunet.net D-Média dafa bokk si yéen D-Média sunu yëf. gis nga li ngay manigancé lépp xam naa. léegi góor booy takk jabar da nga am caractère. la dal tey nga bëgg maa indil coow lu mel ni ci sama biir kër. fan la xewee kër imam la xewee. bi ma ñëw fii budget bi 20 millions la bi may dem maa ngi bay budget boo xam ne 1 milliard et poussière. 6M mooy Marietou M Mar M Marietou. yaa bëgg takkal ñaare. xam nga lu mu doon sa bàjjen batoor xam nga lu ma ko dara. yaayam jox ko suppu kanja boobu tey moo ko yóbbu àllaaxira. bi ma demee ko tonton Almami gis naa fa jigéen ñu tey pour dal. fas yéene rek daganal diggante Kalidou ak Mariam. man nag dama sonn nii rek laa mën a def ko sama papa may ma jàmm bu xamee ni beneen góor jiitu na sama kaw dama nangu maye. encore une fois test yoonal nañ ko mënuñu am doom. xam nga la laa regretté li ma am ak yow ne serait-ce que benn doom. téléphone bi photo yi si ne laay jël envoyé ko direct sa jabar. non. Je vais vous annoncer que je vais quitter la direction de l'entreprise. Quoi? Moundou dina la takk. Allez. Ousseynou. Je ne couche pas avec elle. C'est du sérieux man ak moom. Tata Salimata du suñu nawle loolu moo tax bëgg ma Ousseynou tam. Tu comptes te marier avec lui? Kan. Ousseynou. yow giwoon nga doomu mindaan nga da nga war a xam sa bopp. Rabia. tubaab bi jaxle ba jaxle dafa ne ko mbamba moo ne ko mbaake mu ne ko yaa ni woon doo tooñ sa borom te doo tooñ sa morom. lii dof la ko. bilaay walaay te laay laa doo dem kajaagulul doo dem fenn. damay dem. soof rek. sama wujju tubaab la tubaab bu xam aadana. fu ngeen mënti nekk si àdduna si suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Média téléchargé l'application D-Média si Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VOD si Zik FM wala Sen TV taamu leen sunu page YouTube lire seen journal Tribune ak seen site d'information actunet.net D-Média dafa bokk si yéen D-Média sunu yëf. juróom-ñetti waxtu moo jot mbokk yi bisimilah ci xibaar yi ne sut li ci gën a fees daañu àddu wax ci accident yi mi gën di takkarnaase ci mim réew di Sénégal bi ci mujj bokk na ci ñu nemmeeku ci Fatick fukk ak ñeent ci ay nit ñoo ci faatu juróom-ñett yi ay am ci ay gaañu-gaañu yi wala am na ci juróom-ñett yooyee ñi ci faatu itam ñu ngi dëkk ca Sédhiou tax na jiitalug bokk moomeel ba def déplacement taxawaw itam wala sax wutu fa état bi ngir fexe jàppale ñi nga xam ne ñoo loru ci boobu léegi l'accident daan ci ñëw ci ni mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi daana addu itam wax ci inondation yi nga xam ne jamono ñu àddoo ngeen di teewlu itam askan wi sonn nañu ci lool rawatina askan wa yeewoo ca cité Air France dalal jàmm Kër Massar jamono ji ñoom duñu weddi jafe-jafe yi ñuy dund ci wàllug ndox mi ana yan yoon la ñu mën a jaar ngir mën ko fi dindi daan ko jagleel xët wu yaatu ci biir xibaar yi daañu wax itam ci tournoi qualificatif coupe du monde Sénégal mi daal di dóor Togo ni ki tey ci ñaari bal ci benn ca jamono jooje sunu gaynde basket yi jongante ca Kigali soxal Afro basket yi ñoom itam qualifié nañu demi-finale yi daal di dóor ki nga xam ne moo di Angola ci 79-74 daan ko yaatal li moo gën a fës mbokk yi ci xibaar yi coof yaatal ne suñu faram fàcce ko. yaatal gi fas nañ ci ànd ak Serigne Saliou Gueye Ndeye Dimet Ndaw ak El Hadji Mouhamadou Mansour Diop léegi lay doon balay boobu ñu dem jëli ji sunu météo du jour.
mbokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum ñu dikk ci prévision météo suba di jeudi 2 septembre 2021 ci 6h57 la jant bi di fenk 19h20 mu daal di jublu soo 13h09 ci la ñuy gën di yëg tàngaay ci bés bi suba nag ci fajar gi ab 25 degré lañ fi xaarandi Dakar Thiès dina féex ba ca Mboro waaye tamit Touba dina féex bu baax a baax si fajar yi suba Mbour itam ba Fatick jaarale ko Kaolack mi toll ci 22 degré 25 degré asamaan su xaw nuage tuuti fële ci Ziguinchor Sédhiou Kolda kon nag Tambacounda dafay féex foofu noonu itam jant bi dafay daal di teel fësal boppam Ndar Géej 24 degré Richard Toll dafay teel tàmbali tàng ndaxte moom mi ngi toll ci 27 degré ci fajar suba jile Matam 25 degré mu ànd ak sentum taw suba nag ci bëccëg gi il fera beau temps oui 29 degré sur Dakar avec un ciel dégagé maanaam kon nag dina tàng itam Mboro Thiès Touba mi toll ci 36 degré ba Mbour 32 degré Fatick 34 32 degré dikkaat ci diwaanu Kaolack nawet gaa ngi tàggatoo 28 degré ci Ziguinchor kon nag mat naa bàyyi xel bu baax a baax il fera beau temps Saint-Louis nag ànd nag humidité ba pare asamaan su xaw xiin tuuti waaye température yaa ngi toll ci 32 degré 29 degré dikkaat ci diwaanu Richard Toll Podor ak Matam 34 ba 35 degré njëlbeenu guddi gi 27 degré ab Perdong ci diggante Dakar Thiès ba Mboro mi toll ci 28 degré Touba il continuera de faire légèrement chaud ak 29 degré 30 degré itam fale ci diwaanu Kaffrine Kaolack dina féex bu baax a baax bu njëlbeenu guddi gi jotee ndax température baa ngi toll ci 26 degré foofu itam ci Sédhiou ak i Kolda ba Tambacounda Ndar Géej moom itam dina toll ci 27 degré 28 degré ci njëlbeenu guddi gi ci diwaanu Richard Toll ñu jublu ci géej gi incha allah suba benn yoon lay daal di fer ci 11h55 lay daal di fere benn yoon boobu dong incha allah rabbi waaye tey ci guddi tey bu guddi gi xaajee jublu fajaru suba la géej gi di fees bu njëkk ci 5h31 daanaka sax fajar la 18h03 incha allah géej gi daal di feesaat beneen yoon ci bés bi maanaam suba si ngoon 18h bu jotee passé 2-3 minutes la géej gi fas yéene feesaat beneen yoon mbokk yi li moo nekkoon suñu ay prévision météo ñoo ngi leen di bàyyi ngeen wéyandil ak xibaar yi ngir faram fàcc gi gën a yaatu ñu joxante dig daje ba léegi incha allah. Asma Khadija jërëjëf mbokk yi may fàttali itam ne xibaar yi yéen a ngi koy taataane itam ci Zik FM 89.7 en direct dañu koy tàmbalee ak accident bi ñu nemmeeku ni ki démb ci talaata bi ci bu 23h jotee diggante ca Fatick diggante Njongolor ak Diouroup mu nekk ak bus bi doon dem ca Sédhiou mbëkkanteek ak camion bilan ba nag fukk ak ñeent ci ay nit ñoo ci faatu blessé yi moom yóbbu nañu leen ca hôpital bu Fatick dañu ci ànd ak Aline Badara Sonko. accident baa ngi amee ba 23h jotee ba mu doon taw biig ci guddi diggante Njongoloor ak dëkk bii di Diouroup benn bus la woon bi nga xamante ne dafa jóge Dakar yeboon ay clients yi doon dem Sédhiou daal di laalee ak benn camion bu yeboon ay bant bilan bi dis lool Moussa Camara bokkoon ci bus bi di ñu nettali mbir yi nu mu demee. chauffeur bi depuis mu ngi daw dafa doublé benn oto bi mu doublé oto boobu far def mu ñëw tase ak benn camion bi dafa teg far bi si kaw suñu chauffeur bi. moom nag li muy ñaawlu mooy ba ñu eggee ca hôpital bu Fatick blessé yi dañ leen doon seetaan d'ailleurs sax dañ leen laaj xaalis ne leen boo leen fayul duñ leen laal. mais man depuis maa ñëw damaa fekk sama xarit boobu mi ngi toog salon bi kenn laalu ko ma ne ko lu xew mu ne ma ñun depuis ñu ñëw kenn laaluñu mu ne gars yi ñu ne il faut ñu fay xaalis pour ñu laal leen. loolu moom c'est pas du tout sérieux. en tout cas bilan baa ngi gën di jéggi dayoo ci accident bu métti bi nga xamante ne moo amoon big ci guddi diggante Njongoloor ak Diouroup. Aline Badara Sonko jërëjëf jëwriñ gi ñu dénk wàllu communication ak culture Abdoulaye Diop di it njiitul bokk moomeel bu Sédhiou dem na niki tey ci àllarba gi foofe ca fa accident ba xewee ca Fatick dem seeti ñi blessé ci boobu